ci gën a fës yeneen ñetti nit gendarmerie bu Koupentoum teg na leen loxo jëm ci l'enquête bi ñeel mbirum faatu adjudant Tamsir Sané ñoom ñooñu nag nee leen dañoo bokk ci ñi nga xam te ne ñoo daj woon poste bu Koupentoum Mamadou Diop Decroix bëgg ñu dindi fii ci réew mi article 80 gi ñu yóbbu kaso Adama Gaye ndax xotti wax ma njiitu réew mi njiitu ànd jëf ne jot na ñu jëli ko fi ndax àdduna dafay dox Mamadou Diop Decroix doonoon tey gànnuk grand jury askan wi àndandoo di jooy seeraar yu facture ndox yi yokku jéggi dayoo am ci ñu bëri ci askan wi tax ñuy sàkku ci SDE mu gindi leen ci këruk ndox mi digg indi ci leeral la mu fekk Alioune Tine moom di sàkku yoon leeral mbirum 94 milliards gi ñuy tuumaal Mamour Diallo newoon fi directeur des domaines moom Alioune Tine doonoon tey kenn ci gànnuk grand remue ménage wàllum bés bi ñu jagleel garab ñu koy màggal tey ci Sénégal ren nag garab gi ñu tànn di beer di garab goo xam te ne bëri ñay njëriñ lool te tamit day faj xew wi di amee ca Lompul la wàllum tàggat yaram basket ci jigéen ñi ak tournoi bi jëm ci waajal afro basket bi Sénégal di amal seen ñaareelu jongante ak Égypte la ñuy dajeel jongante yi di am nag ca Dakar Arena mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su ne ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk ñu leen di nuyu dellu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg yi dañ koy door ak lu soxal l'enquête bi nga xam te ne gendarmerie Koupentoum ubbi na ko gannaaw bi ñu fàtte adjudant major Tamsir Sané nekkoon njiitu brigade gendarmerie bu dëkk boobu di Koupentoum àjjuma bale ñu weesu gannaaw fukk ak nit ak juróom-ñeent yi jàppoon am yeneen nit ñoo xam te ne jàpp nañ leen bërki demba ñoom nag jamono ji ñu ngi ci garde à vue ñett nit ñoom nag wuñ sukkandikoo ci gendarmerie bokk nañ ci ñi nga xam te ne ñoo doon daj ci lii di poste bu Koupentoum ngi daal di fay sàcc ñu ngi fàttali ne laata ñett ñoon ñu jàpp nag am na yeneen fukki nit ak juróom-ñeent yoo xam te ne tegoon na leen ndax jamono ji ñu nekk garde à vue ca brigade gendarmerie bu Koupentoum nga xam te ne ñu ngi wéyal l'enquête bi jëm ci mbir moom wax ci meneen mbir di nag ay nit ñu doon bëgg sàcc tey jii ci station Elton bu Mermoz tey ji ci suba la ñoom nag coffre ba leen yóbboon di coffre fort ba waaye nag jamono ji nga koy yóbbu daanaka dara amu ci woon ñoom nag ñu mujj dem loxo yi nee na am na nag ay yàqu-yàqu yoo xam te ne jot nañ ko faa nemmeeku ndaxte jot nañu te ay vitre foofu la ca station Elton ba nekk ca Mermoz. ak RFM kumpa jeex na. une heure tegal ñetti minutes wax ci leneen di nag seeraay facture ndox yi askan wi di koy joytu nee nañ ñu bëri nag gis nañ seen facture yi daanaka dañ koy doublé maanaam dañ koy ful ñaar ba ñett wala sax ñeent di loo xam te ne jaaxal na lool askan wi xamuñu lan moo ko waral rawati nag ñenn ñoo xam te ne nee nañu seen ndox moom buñ ko amee ba ca gëlee doon wala guddi gi ñëw facture yi seer lool ñu bëgg nag SDE di kër ndox gi indi leen ciy leeral reportage ku ma Sanjaan Fay. borom njaboot yi ñu fekk leen ci suufub benn garab bu fare ca Fass ci lu jëm ci yokkute yu ñu nemmeeku ci facture ndox yi ci weer yu mujj yi lu yéen wutu maana lu ñuy dund la lu jig njàkk SDE mooy njàkk. ñoom ñoo fay liggéeyee li ñu gis du loo xam ne lii luy nar a wàññeeku la lu nar a diis ci kaw nit ñi moom la doon lool. Ndiaye gis-gisam wuuteeg ñu bëri ca jeetaay ga ci xalaatam yokkute googu ñu nemmeeku ci facture bi jamonoy tàngaay gi ñu nekk ko waral. facture bi day yokku kay période tàngaay li ngay consommé si ndox bokkul ak période seddaay si lépp si robinet lañ koy def il faut mu yokk. ñu jógee Fass wutali Médina beneen borom njaboot ci buntub këram yokkute googi lu mu dund la ci facture am gu mujj lam doon fay bi la yoon daanaka ñaaram lañ ko rëddal. ndax fi mu dëkk 6000 francs laa doon fay facture bi ma jot barki démb war ko fay le 19 yegg na 11000 et quelques francs. ba tey ci Médina. di laa dëkk rue 37 angle 22. kër gi ñun ñëpp xam nañ suñu bopp li ñuy mën yàq ndox yëpp lii consommé wuñ ko. bile kër ay njaboot yu wuute luwe fi mu doon ab mberteel gannaaw ba ñu gisee yokkute gu jéggi dayo gi ci seen facture gu mujj gi. 50 000 mètre bii dafa romb 100 000 francs. facture gi jóge ci fukki junni dem ba lu ëpp ñaar fukki junni ñuy weddi ne loolee ñu leen rëddal ne ñoo ko jëfandikoo ci ndox du ñoom wante naka ci pexe dañ ko fay ak xol bu nakari. caabi bi 8 heures lañ koy dindi ci robinet bi ba guddi lañ ko ciy monté waat ñu xëy indil la facture 100 et quelques mille. dañuy sakkanal ba soo ndox bi gën a cher wax dëgg yàlla war nañ ñu dimbali de wàññi facture yi. boobu lépp yokkute ci facture ndox yi ci weer wi ñu nemmeeku ko daanaka ci gox yu bëri fii ci Ndakaaru mu bokk ci yooyee gox ñi nga xamante ne ci weer yooyee dañu dund ñàkkub ndox. Kumba Sanjaan Fay yokkute googu am ci facture ndox yi nag ki nga xamante ne mooy njiite SOS consommateur di sàkku ci ñoom mu dal yokk gu jéggi dayo googu ñu la def réclamation su ko defee nag maître Massokhna Kane nee na ci la ñu mën a xool naka la ñuy fexee ba essayé daal di jubbanti njumte yooyu lay ñu déglu ko moom maître Massokhna Kane.
yooytu rek dafa doyul il faut nit ñi di def réclamation mooy nga gis loo xam ne ci sa compteur sa consommation jaaduwul nga bind agence bi chef d'agence bi wala nga bind direction générale SDE nga ne leen man kat lii laa daan fay depuis ay mois wala depuis ay bimestre léegi ñu indil ma facture lii par exemple dama daan fay 20 000 francs léegi indil nañ ma facture 80 000 wala 100 000 que loolu jaaduwul bu ko defee ñoom réclamation boobu écrite laa wax réclamation moo xam ne dañ koy bind parce que wax ni rek du régler problème boo bindee lettre de réclamation dem ñu décharger la ko comme quoi jot nañ ko nga rapproché wu ci association de consommateurs yi là dinañ la mën a taxaw mais bu fekkee da ngay xultu rek après ku nekk débrouillé du sotti xultu rek réglé wul problème bi il faut nit ñi def ay lettre de réclamation di rapproché wu noonu la il faut que nit ñi ñëw ci association de consommateurs yi mun a adhéré jox ñu réclamation yi ñu mën ko régler. mu nekkoon maître Massokhna Kane di njiitu SOS consommateur di genn ci kuréel yi ak way jëfandikoo yi ci mbir moomu nag RFM jokkoon na ci ak ñi nga xam te ne ñooy waa SDE di kër ndox mi ñoom nag digg leen daan indi ay leeral ci mbir moomu directeur de la communication Ndiaye Diop ne da ci waxtaan ak waa service clientèle ba noppi ngir xam lan moo waral yokku gi jéggi day googu askan wi di naqaru ci facture ndox yi jamono ji 1h tegal na juróom-ñaari minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wax ci leneen di jàppuk ñii di Guy Marius Sagna ak Adama Gaye loolu nag Mamadou Diop Decroix njiitu ànd jëf PADS mi ngi koy naqaru moom mu gis ne sax lii di article 80 bi tax ñu yóbbu ko kaso ndax xotti war ma njiitu réew mi dañ ko fay war a jëlee ndaxte yàgg na fi lool moom ci boppam sax jot nañ ko fay jàpp boobaak léegi ëpp na ay at la kon jot na ñu daal di dindi ko fi ci geneen wàll nag moom njiitu ànd jëf PADS ne waa aax li ñu bokk seen i manifeste yi ni amal te daanaka du fees nit jot na nag ñu xool anam yi ni xeexee Mamadou Diop Decroix doonoon tey kan ko grand jury ak Babacar Fall Barthélémy Ngom. teg gi ñu teg loxo kii di Guy Marius Sagna di ko tuumal fausse alerte au terrorisme ak kii di Adama Gaye ndax offense au chef de l'État maanaam xotti war may njiitu réew mi njiital AJ/PADS nee na tegewul ci yoon Mamadou Diop Decroix wëlbatiku nag ñaawlu délit xotti war may njiitu réew mi nga xamante ni mu ngi ci article 80 bu code pénal bi. Guy c'est un soldat de pointe comme on dit li mu nekk gëm na ko te it nag li mu nekk ci yoon ci ñëpp a ci waroon a ne kooku defut lu tax ñu di ko tëj Adama Gaye am na waxin nu muy waxe nit mën na cee ànd nit mën na cee bañ a ànd en tout cas man par exemple du ma waxe noonu mais jarul tëj aussi man article 80 man tëj nañ ma juróom-ñetti weer ci article 80 1975 ñeent fukki at ak ñeent ba tey am mbir moomu mi ngi fi xam nga ne loolu jaaduwut ngir sax ñu bàyyi kii di Guy Marius Sagna tax na ba plateforme aar li ñu bokk bi mu bokk di amal ay manifester bëgg it ñu leeral mbirum contrat pétrole yi waaye nag mobilisation bi dafa mel ni luy wàññeeku ci jamono ji Mamadou Diop Decroix ne li jàmp jamono ji moo di kàngami aar li ñu bokk xoolaat méthode bi ñuy xeexee. nee naa leen dañu war a def ay kuréel coordination départementale département bu ne ña fa nekk di yëngu ci yëf yi ñu jokkaloo am benn kuréel boo fa jógee commune bu ne mu am benn kuréel bu ko defee ñooña di mën a liggéey ak xale yi di liggéey ak jigéen ñi di liggéey ak mag ñi mais loolu soo ko amul yaakaar ne rek da nga nit ñi seen xol day jeex nga ne kon ay ci nanu ñëw kaay dina am ñu ñëw soxlawul nag sax maanaam ngay am ay millions nit mais man ngaa am 10 000 20 000 50 000 100 000 soo ko amee baax na waaye bu fekkee danoo yem ci quelques centaines du sotti. lu ñeel dialogue politique bi nga xamante ni ñu ngi koy amal ci jamono ji moom jiital AJ/PADS nee na daal xelam teey na rawatina ci conclusion yi ci war a tukkee. am nañ ci yaakaar ndax dialogue bi président bi fi ne di Macky Sall toog na juróom-ñaari at yoo xam ne dafa teg défense opposition taxaw jàkkaarloo ak moom mbir mi metti lool guddeeg bëccëg jàppal bàyyil bu Macky Sall demee ba élection bi passé mu woote ñu bare dañuy jàpp ne ñenn ñi bokk même bu dee parce que majorité sénégalais yi dégg naa téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ànd nañu ak nit ñi toog waxtaan mais am na ci ñoo xam ne dañu ne way dafa bëgg a sëlëm gaa yi rek ma ne man gëwuma loolu. ci geneen wàll nag moom Mamadou Diop Decroix weddi ne amul lu ko boole ak pouvoir bi fi nekk maanaam daal ci gàttal amul lenn loo xamante ne boole na ko ak nguur gi fi ne.
Barthélémy Ngom Mamadou Diop Decroix doonoon tey ganuk grand jury ak Babacar Fall émission boobu ngeen mën ko dégluwaat kon guddi ci bu 22h jotee maanaam 10h ci guddi geneenu gan gu ne woon tey ganuk RFM di Alioune Tine moom nag addu ci mbirum rapport bi nga xam te ne commission d'enquête bu assemblée nationale taxawaloon def na ko ci mbirum juróom ñeent fukki milliards ak ñeent yi ne daal dañ ko lubal kii di Ousmane Sonko daal di ci tuumaal directeur des domaines bi woon di Mamour Diallo moom Alioune Tine nee na nag loolu du woon ci assemblée nationale wala yoon moo war a liiral mbir mi ba mu leer nañu Alioune Tine jiite kuréel gii di Afrikajom Center tey jii nag moo bokkoon kon ci gànnu ko remue ménage ak Binta Diallo ñu déglu ko. bu ñu amee problème boo xam ne 94 milliards la ñu koy laam-laamee naan jël na wala jëlul ba demee ci démocratie yi nga xam ne ay démocratie yu mag la bu fekkee ne journaux yi rek a ko wax rek procureur bi day jóg mu am un pôle financier ñu xool ndegam lii aw na yoon wala awul yoon parce que alalu réew mi li ñëpp bokk dafa ne loo xam ne lu am solo la fokk ñu sàmm ko te ñi ko war a jëkk sàmm mooy ñi nga xam ne ñoom lañ am yaakaar ci ñoom gëm leen denk leen ndenkaane la rek waaye Sénégal dafa am ay kuréel yu bëri am nañu Cour des comptes am nañu li nga xam ne mooy OFNAC ci boppam nee na jor naa lu mat fukki dossier ak juróom-ñeent jox naa ko procureur defu ci dara am nañu inspection générale d'État nekku fi rek bu fekkee ne yow da nga opposition bi daf la lakkal nga yónnee leen ko ñu def nga ni waaw lii baax na waaye bu ci sa bos nga ni bii day gisuma ko sax xaw ma ko amul woon ak am naag dugg na fi indi lu kenn xam donc li ñuy wax mooy discrimination état bépp problème boo xam ne problème mu alalu réew mi la justice moo ci war a jiitu bu ko justice jëlee parlement bi sax dootul wax duñu kii parce que ci mbiru parlement bi sax mun na am ci ñoom ci sa boppam mu am foofu ay luubal te loolu yëpp justice rek moo ko mën a régler ak lu mën a am. loolu yëpp justice moo ko mën a régler ak lu mën a am di kàddu yi Alioune Tine mu nekkoon kenn ci ganu Binta Diallo ci seen émission remue ménage émission boobu mën ngeen ko dégluwaat tam ci kanam tuuti bu 3h jotee maanaam 15h jotee 1h tegal na fukki minutes ak RFM rajo askan wi. tey di bés bi nu jagleel garab ci Sénégal xew bi nag ñu koy amale jamono ji ca Lompul di dëkk bu nekk ca diwaanu Louga ren nag garab bi ñu tànn ngir màggal bés boobu di béer di garab boo xam te ne am na njëriñ lool ci wàllum paj naka noonu tam dañ koy lekk askan wi mu amalee njëriñ lool leeral léegi Mamadou Diagne ci Richard Toll. Sclerocardia birea di turu scientifique bi ñu gën ko xamee ci béer ci kàllaamay wolof bu dee ci Afrique ñu gën ko xamee ci tur bii di prunier d'Afrique lii di béer nekk na garab goo xam ne njariñ li bëri na loolu ñu koy jëfandikoo ci wàllum pàcc garab gi lekat mi ngi faj ñu bëri ci askan wi. fekkee nag li nga xam ne ci wàllum pàcc mi la li nga xam ne moo di xas wi maanaam xasum béer day tax rek daa di xeex ak infection yi waaye nag daanaka reen yi moom day faj li nga xam ne mooy irritation des yeux. béer dina faj suukar. boo ko xasee nga xooj ko di ko naan suukar da koy wàcce béer dana faj tooki béer ku jaan màtt yàlla tere boo ko xoojee nga naan ko jaan bi day wàcc béer biñ koy soccoo day faj gimiñ day faj tooke ci nit. bu weesoo njariñ ji mu am si wàllum paj gi garab gi la ñu ngi koy jëfandikoo lu jëm si wàllum lekk gi tamit. béer su fekkee ne yow dem nga ci àll mar daane la mën nga for ci biir bi màcc ko mar bi day wàññeeku béer jur gi lu mel ni nag ak xar ak béy bu ñu ko màccee dañuy suur xale yi danañ ko daan jël toj saal bi biñ ko tojee lu mel ni gerte lu neex mu ngi ci biir. bu ñu sukkandikoo si kii di Fatou Diouf at yi toll si juróom fukk mu daal di xees moom mile mi ngi xam le ni garab gi lee dees na def ndànk si niñ koy jëfandikoo. man Saalum laa ko xamee woon bu dee bu tooy bi boo ci lekkee lu bari da ngay mel na comme ku màndi da ngay mel na comme kuy nelaw yooyu noonu loolu daal laa ci xam waaye leneen lu muy faj moom xaw ma waaye loolu daal xam naa. Mamadou Diagne Richard Toll rajo Futur Média. Mamadou Diagne ministre bi ñu dénk wàllu environnement di sàkku ci askan wi ñu gën a farataal garab di koy toppatoo ndaxte am na njëriñ lool pour réew mi Abdou Karim Sall ñu déglu ko ci. ñu ngi ñaan également population sénégalaise yëpp ku nekk na farlu ci bés bi parce que journée nationale de l'arbre la te ñëpp xam nañ ne njëriñu garab parce que bi ñu nekkee tout tànk ba léegi bi ñuy jàng dañuy wax ni garab dafay purifier li nga xam ne moom mooy air bi en absorbant les gaz carboniques en rejetant l'oxygène garab lu am solo la d'ailleurs son excellence le président de la république wax na ci lu bëree bëri ci le 31 décembre 2018 wax na ci bi muy def adresse à la nation wax na ci également bi muy def prestation de serment wax na yéeneem bi nga xam ne moom mooy delloo ëllëg prochaine génération yi di ñëw li nga xam ne moom mooy patrimoine forestier bu mucc ayib loolu nag il faut que ñu taxaw ci ñaari mbir bu njëkk bi il faut ñu taxaw ci
régénérer mooy sampaat garab yi mais également il faut ñu taxaw ci li nga xam ne moom mooy xeex li nga xam ne moom mooy daggum garab bi ak trafic bi ci am. xam nga tànneef bi nag région bu nekk dañ fay organiser c'est-à-dire bu ñu organiser ren dans la région de Louga année prochaine dañ ko organiser ci beneen région loolu tànneef la. Ça c'est de manière périodique dañuy changer région mais Lompoul aussi Louga dafa am particularité ñu tànn Lompoul c'est vrai parce que fépp tey war nañ fa samp garab. mu nekkoon Abdou Karim Sall ministre de l'environnement doon wax kon ci bés bi nu jagleel garab di sabab nag ngir ñu xool fu ñu toll ci dogal bi nguur gi jëloon ci aye dog garab yi ca Casamance loolu nag xewoon gannaaw nag la nga xamante ne amoon na ca Boffa Bayotte nit ñi fa faatoon ñu nekkoon ci àll ba di ci yëngu ñu faatoon leen toll ci fukk ak ñeent nguur gi jëloon dogal kon aye ñu dog garab yi foofu la ca Casamance teewul nag bu ñu sukkandikoo ci nga xamante ne moo jiite conseil départemental bu Bignona dogal boobu par yenn saa yi mu juri jafe-jafe ndax am na nit ñoo xam te ne duñ sàmmonteeg moom tax mu gis ne waxtaan yi foog ñu wéyal ko Lamine Ba. tere ku góor àll bi waaye it fexe ba fitna bañ a juddu ci diggante askan wi taxoon nguur gi jëloon dogal tere ku góor àll bi ca Casamance ginnaaw bu fi Boffa Bayotte xewee li weesu at bu ñu doxalee li nga xam ne nag moo di dogal boobee li ñu seetlu tey mooy daanaka ñi nga xam ne ñoom ñu yëngatu ci wàllu bant mi ñu ngay jànkonteel ay jafe-jafe yu tar président bu conseil départemental bu Bignona jàpp ne faaw ñu moytu yenn tere yi ndaxte mën naa jur li nga xam ne xaaruñ ko Mamina Camara lay wuyoo. mais tey waa Casamance aussi xam ngeen dañu war a dund parce que tey Casamance garab la am ak ay forêt. c'est pourquoi ñu ne fu mu nekk ni situation bi xaw na tuuti jaxasoo dañuy dëgg de temps en temps état bi ne wala waa Mauritanie ne dañu war a tere napp bi si ban zone mais c'est pas éternel mais parce que fii dafa am ay menuisier dafa am ñu nga xamante ne dañu war a dundal mais dañu war a tabax aussi ay école ay lal ak leneen donc waxtaan mooy am entre waa eaux et forêts état ak waa environnement ak collectivité yi pour ñu xam naka la ñu war a rationaliser. nee na jamono ji li nga xam ne nag war nañ ko mën a def mooy fexe sànci waxtaan diggante eaux et forêts ak askan wi ngir lali ay pexe xool nan la ñuy def bay jëfandikoo àll bi waaye bañ ko lor. donc ñun dañu am sas ñun waa dëkk Casamance ñu def lépp pour que garab yooyu ñu bañ a dem garab yu nga xamante ne mooy garab yu rafet yoo xamante ne ay fromager ay caïcédra ay verne yoo xamante ne mën nañ ci dundal garab yooyu mais mën nañ ci jëriñoo. président bu conseil départemental bu Bignona mu doon amal nag jaakaarloog taskati xibaar yi mu jëm ci wàllu waajal li nga xam ne nag moo di bés bu ñu jagleel garab bi nee na fas naa yéeni jàmbat ay garab yu bëri ci biir département bu Bignona te conseil départemental ba war ko jiite. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba ku wax garab wax mbay ministre bi ñu dénk wàllu mbay moom nag xam ne nguur gi am na mbébét yu am solo jëmale ko ci diwaanu Kédougou ngir daal di fay soqali mbay mi ministre Moussa Baldé ci micro Ibrahima Diabakhate. ñu déglu ko moom ministre Moussa Baldé ministre bi dénk mbay mi di wax nag programme bu am solo boo xam te ne nguur gi nam na ko doxal foofa ci diwaanu Kédougou ngir daal di soqali mbay mi ñu déglu ko ci. maa ngi ak sama naataango aussi secrétaire d'État nee na moo wax waa Kédougou moom la ñu dénk affaire raay yi dina fexe ba Kédougou raay bi egg fii ndax Kédougou lu muy produire ci ay minerais il faut que ñu yóbbu ko fu mu war a dem xam ngeen ne aussi man may ministre de l'agriculture et de l'équipement rural xam ngeen ne Kédougou fii mooy lay njëkk taw ci Sénégal seen nawet waa mu ngi waaj a jeex alors que commencé gul feneen donc normalement Kédougou dañ fi war a dooleel mbéy Sodagri déjà am nañu projet bi nga xam ne day ñëw fi dooleel mbéyum ceeb indi fi ay tali dimbali leen ci affaire désenclavement loolu bu weesoo affaire matériel agricole bi ñu fi wax affaire aménagement ak leneen pour que Kédougou potentiel bi mu am ñu mën ko gis ci Sénégal. Moussa Baldé di ministre bi ñu dénk mbay mi yëkkati yooyu kàddu démb gannaaw meeting bu ñu fa doon amal ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ngir sargal président Macky Sall mu fekk nag jamono jooju nawet bi di dox bu baax ca Fuladu ca diwaanu Kolda nee neen nag jamono yooyu taxawoon na taw bi waaye tàmbaliwaat na tax sax nee neen gàncax yi mi ngi màgg bu baax ci anam yi mu waree leeral yeeg Abdoulaye Diallo. seen i mbëbët tolloon ci juróom-benn téeméeri junni garab yoo xam ne moom la ñu fas. Abdoulaye Diallo kon mu jëm nag ci wàllu gàncax gi nga xam te ne mi ngi màgg bu baax gannaaw taw yi nga xam te ne am na foofu ca diwaanu Kolda. ginnaaw ñàkkum taw bi xawoon tiital béykat yi ca ndorteelu weeru juillet fi mu ne ni maam yàlla jàngee taw ni mu waree ci diwaanu Kolda bi ñu sukkandikoo ci rapport bi waa service bi yor wàllu mbéy mi ci biir département bi
dañ fay xamle ne nattukaay ndox yépp a fees ak i ndox bi ñu jëlee nattukaay ndox maanaam poste pluviométrique bu commune Kolda bi nawet bi dore ak léegi boobu poste jot naa taataan 302 millimètres ndoxu taw ci diiru 20 fan ak juróom-ñaar te daaw ca waxtu bi boobu poste pluviométrique moo ngi woon ci 202 millimètres en 21 jours ci lu jëm ci wàllu meññeef yi daanaka ba fi ñu toll nii meññeef yépp a wone xar kanam bu rafet bu ñenn ñi di law ñeneen yaa ngi wéy di màgg ci wàllu sax yeeg soccantal yi mbir baa ngi yemb dara amagu fi xanaa ñi seen xam-xam màcc ci wàllu mbéy mi te ñu nekk fii ñoo bëggoon ñu indi fii ay produits yu ñu war a mën a xeexee lépp luy ñëw yàq gàncax gi ngir seeni liggéey gën a yemb ci wàllu saytu mbéy mi liggéeykat yu développement rural ñoo sàkku ay ndaamaar ngir seeni dem ak dikk RFM Kolda Abdoulaye Diallo dellusi ci gàncax gi ak bés bi ñu jagleel garab ci loolu nag kuréel gii di ONG Nebedaay ñoom ñu ci bay seen waax nee na nag li ñu bëgg mooy daal di jëmbat ci réew mi lu toll ci 600 000 garab maanaam juróom-benn téeméeri junni garab jamono ji nag ñu ngi ci liggéey bi Papa Balla Gueye. seen i mbëbët tolloon ci juróom-benn téeméeri junni garab yoo xam ne moom la ñu fas yéene woon na daal di jëmbat daanaka genn wàll gi rek moom la ñu daal di am mu doon mbégte ci ñi nga xamante ne ñooy waa ONG Nebedaay kii di Mariama Diallo coordonnatrice projet nekk foofee ci ONG Nebedaay di ko xamle. ñun dañu sax ci jëmbat ay garab depuis début année bi ba léegi ñu ngi jëmbat ay garab que muy ci village yi que muy ci àll bi que muy ci kër yi et loolu tax na tey ñu atteindre plus de 300 000 arbres reboisés et loolu ça nous permet tey de jege suñu objectif ak hivernage bi ñëw nii dinañ mën a intensifier waat yokkaat reboisement yi pour mën a atteindre li ñu fixé wu. ñoom nag ci li ñu gën a tënku bokk na ci fexe daal di dimbali jigéen ñi ci gox yi nga xamante ne dañoo am jafe-jafe ba tax na sax ñu daal leen di jagleel ay garab yu bari bokk na ci yoo xamante ne day meññ ay doom yoo xam ne mën nañ koo jëfandikoo. ay garab yoo xam ne dañ leen di mën a lekk fii ak ay at par exemple ñu ngi jëmbat ay mango ñu ngi jëmbat ay garabu limon ñu ngi jëmbat ay garabu ditax loolu aussi day jàppale koom-koom bi surtout jàppale jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci transformation yi ñu ngi jëmbat aussi mangrove nga xam ne dafa am solo trop ci zone bi ñu nekk parce que zone napp la. gannaaw ayu bés yoo xamante ne ñu ngi daal di amal campagne bi nga xamante ne ci la ñuy dellu di jëmbataat ñi nga xamante ne ñoo waa ONG Nebedaay nag fas yéene wu ñoo yem foofu ndax dañoo nar a wéyal seen liggéey bi ngir daal di am seen i mbëbët yi nga xamante ne moom la ñu tënk ci atum 2019 bi waaye tamit liggéey ngir fexe ba lépp lu jëm ci wàllum réchauffement climatique ñu daal ciy dox seen wàll. Papa Balla Gueye ñu fàttali na xew bi jëm ci màggal bés bi ñu jagleel garab ñu ngi koy amal kon ca Lompoul ca Kébémer daañu si dellu si yéen ci si yeneen i xibaar rek sunu reporter Abraham Paul Puy wax ci leneen di vacances citoyennes yi ndoxte li démb la woon xew bi nag am na woon ca Tëngéej ci teewaayu ministre bi ñu dénk ndaw ñi nee na Fatoumata Tall di sàkku ci ndaw ñi ñu dugal seen loxo ci lépp loo xam te ne mën na amal njëriñ réewum Sénégal Abdou Diouf Diagne. terrain bu basket bu HLM moom moo dalal xumbeel yi nga xam ne moom mooy wane ndorteelu vacances citoyennes yu atum 2019 président bu conseil national de la jeunesse di ñëw ci solos yi nga xam ne ni vacances yooyu am nañu ko. li tax a jóg vacances citoyennes yi mooy fexe ba ndaw ñi am benn weer boo xam ne dañ ciy wane que ne ñoom ñii ci réew mi lañu bokk jaaree ko ci ay activités yoo xam ne bu ñu ko defee njëriñu ñëpp moo cay nekk xeetu ndaje yi mooy wane que ne askan wi ñoom ñu ngi dugal seen loxo ci li ñëpp bokk xaaruñ ca dara ngir méngoo ak thème bi nga xam ne moom la ñu jël ren muy ndaw lu nekk dugal sa loxo bu baax a baax ci yëngu-yëngu yi nga xam ne moom mooy am ci gox ba nga nekk loolu moo tax ñu daal di tànn góor gi si Dieng def ko seen gan international sénégalais bi di yëngu ci wàllu basket daal di jox ab message am ndaw ñi fa teewoon. sama moroomu ndaw yi lay waxal ku xaar ñu naan la kaay jàpp ci sa réew yaa ngi nax sa bopp Sénégal kenn moomu ko ñun ñoo ko moom kenn mënu ko defar ku dul ñun kon lu waay am na nga ko indi ñu bokk nekk benn defar réew bi ñeneen ñi nga xam ni suñu borom dimbal na leen ñu yor di ko denc ñooñu laa bëgg a waxal wax ju gàtt bu la yàlla joxee 10 000 nga mën a lekk 1000 francs 9 000 yi ñeneen a ko moom. Néné Fatoumata Tall di jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu ndaw ñi di wax li nga xam ne moom lay xaar ci ndaw ñi ci diiru weer bi nga xam ne ci la vacances citoyennes yooyu di am. chers jeunes du Sénégal lors des vacances. ndawu Sénégal maa leen di xamal ne ci vacances citoyennes yi di ngeen amal ay activités yu bëri bokk ca defar ay bërëb yoo xam ne ñëpp ko bokk te mu yàqu ak nekk ci yëngu-yëngu yoo xam ne dafay indi koom-koom ci biir réew mi jaare ko sax nag ci ñaax askan wi suñu soxal wàllu cet ak lu leen di aar ci yenn feebar yi. de l'hygiène et de la salubrité. ginnaaw nag xumbeel yi nga xam ne am na ci yenn ci ndaw ñi daal dinañuy mer xamle na ne ñoom bés bi nga xam ne ñoom ñoo ko moom politiciens yi dañ ko bëgg a jël ci seen ay loxo RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. RFM Sport.
xibaaru tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne lañ ci àndal sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Njóogu Jeen. dañ koy door ak tournoi bi jëm ci waajal Afro Basket Dakar Arena la ñuy amal li des ci jongante yi fa lañ koy amalee lu ko dalee tey jii ci dimanche ji. waaw ci bu 17h jotee moo di jongante gu njëkk ci diggante République Côte d'Ivoire ak ñi di waa Égypte. ñaareel ba nag 19h diggante Angola ak Sénégal googu lay jongante di ngeen ko mën a déglu en direct ci rajo Futurs Médias niki ëllëg la ñoo fas yéene kon bokk jeexal gile tournoi ba tey ca Dakar Arena 17h République Côte d'Ivoire ak Angola dañ daal di tase 19h diggante Sénégal ak Égypte lay daal di doon yëf nag daal nañ ko door niki démb ci stade Marius Ndiaye la woon Sénégal daal di am ndam ci diggante mag ñi nga xamante ni ñoo di waa République bu Côte d'Ivoire 70-61 kon boo xoolee ci xayma daal juróom-ñeenti poñ kot daal di dox seen diggante ki nga xamante ne moo di Cheikh Sarr di tàggat équipe bi moom nag daal na def li nga xamante ni daal moo di revue d'effectif xëy na nag jàpp ne looloo waral sax écart bi ñi nga xamante ne waa Côte d'Ivoire daal di ko réduire waaye loolu yëpp daal ci wàccaay gi la rek ñu déglu ko moom Cheikh Sarr entraîneur du Sénégal ci micro Soda Thiam. 70 points tuuti na tuutiwul ndaxte dañoo ut jeu boo xam ne xale yi dañu mën a exprimer moom bu baax moo tax indi fukki xale ak juróom maintenant fukki xale ak juróom yi nag am na beaucoup de difficultés c'est vrai si bu ñuy def ñoo xam ne ànduñu xale yi ñu seen biir ànduñu am na ñoo xam ne ñoo ànd ñeneen ñi ànduñu testé nañu aussi yenn joueurs yi si poste meneuse ñeneen ñi si poste 4 ñeneen ñi poste 5 pour Moussa joué na 5 Assou joué na 4 et je pense que am na moment yoo xam ne aussi on a joué vraiment de manière décousue quoi après ñun ñu may leen ñaar fukki poñ ak ñaar yoo xam ne rebond offensif moo koy indi ak perte de balle yi loolu yëpp dañ ko war a corriger waat incha allah si fi Afro Basket bi di commencé mais ñun objectif yi woon mooy am 80 yooyu nag il faut nga dugal ñaar fukki poñ si carton bu nekk mais nag boo koy def il faut nga am équipe bu régulière et que joueurs yi régulière am temps de jeu bu conséquent mais defuñu ko tey moo taxoon mu ñu egg si fii quoi mais da nga xam ne match bi match d'évaluation la du match vraiment Coupe d'Afrique Coupe d'Afrique c'est le maximum que tu donnes c'est 100% tu sors tous tes systèmes de jeu en défense comme en attaque parce que c'est notre prochain adversaire mënu xam lépp lu ñu def moo tax ñu joué nii gars ñu cheville bi am naa nañ ko def classe mais nañ ko gérer quoi mais amaguma véritable diagnostic quoi. kenn ki nga xamante ni bokk na si ñi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci gile équipe moo di As Traoré jot a dugal itam démb ay tir primé moom itam yëkkati na ay kaddu ñu déglu ko ci micro Soda Thiam. on a gagné c'est l'essentiel dañoo nekk toujours ci phase préparation bi lii dinañu permettre ñu xam suñu équipe adversaire ci Coupe d'Afrique bi ni on a gagné on a satisfait et tout dinañu permettre ñu gën a liggéeyaat ci rebond bi parce que ça va parce que là on est 15 c'est un peu difficile aussi pour tourner parce que ku nekk da ngay wane sa bopp 12 yi génnagul yaakaar naa ne bu 12 yi génnee dinañ gën a jouer ensemble gën a bàyyeeku y avait un peu la presse ba gagné waat parce que ñun ñoo soxla match bi en fait on est là pour déglu consigne coach yi liggéey appliquer je pense que Coupe d'Afrique bi moo gën a am importance mais dina ñëwaat wane fulla ak fayda ak jom comme ça mën a gagné. laata match googu diggante Côte d'Ivoire ak Sénégal amoon na jongante gu njëkk diggante Angola la woon ak Égypte Angola moo ko daal di daan 88 à 82 Alaaji Njóogu Jeen ñu daal di wax ci leneen. wax ci leneen muy wàllum football ak CHAN 2020 CHAN nag di Coupe d'Afrique bi nu jagleel joueurs yi nga xam te ne seen i réew la ñuy joué wax nag ci sunu gaynde yi ñoom qualifié nañ démb. waaw démb la ko waral moo di dañoo daal di am ndam lu yaa fi nii ci Ndakaaru seen diggante ak ñii di waa Libéria ñetti bal ci dara ca match aller ba nag ni ki weekend bay weesu ca Monrovia Libéria moo leen daanoon benn bal ci dara kon bokk Sénégal moom prochain tour bi diggam ak République bu Guinée lay daal di doon ñu daal di wax ci ki nga xam te ne ñoom itam jot nañoo mujj qualifié moo di Mauritanie Ouganda Zambie Eswatini tey yi dimanche gi nag la ñoo fas yéene kon bokk yeggali yeneen jongante yi ngir xam ne ñooy qualifié kon bokk ci prochain tour gannaaw jongante yi ñuy xaarandi diggante Afrique du Sud ak Lesotho Éthiopie ak Djibouti Mozambique ak Madagascar Zimbabwe dana tase ak ñi di waa Île Maurice Soudan di jongante ak ñi di waa Burundi Kenya diggam ak Tanzanie lay daal doon Namibie dina daal di dalal ñi di waa Comore Mali moom xel mën naa jàpp ni qualifié na ba pare ndax ca match aller ba ca Bissau amoon na ndam ci diggante ak Guinée Bissau ñeenti bal ci dara tey ji ca Bamako ñoom ñooy dalal waa Guinée Bissau Togo ak Bénin itam dinañ ko daal di amal tey ji niki noonu itam diggante Guinée équatoriale ak ñi di waa Tchad. ñu wax lu soxal bitim réew foofu la ñuy jeexale sax ca Angleterre ak lii di final Community Shield. waaw Community Shield bi tey jii lañ koy daal di amal daanaka file ki ay simili fanweeri simili 14h la match bi daal di door diggante Liverpool mi nga xamante ni moom moo jël Ligue des Champions ak Manchester City mi nga xamante moom moo jël lii di championnat bi loolu nag mooy ubbi saison bi foofu la ca Angleterre ni ki démb Super Coupe d'Allemagne Borussia Dortmund moom dal na am ndam diggante mag ñi di waa Bayern Munich score bi 2-0 pour équipe bi di
Borussia Dortmund Alaaji Njóogu li moo fi gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram. jaajëf sëñ Cheikh ñi koy gërëm bu baax moom Cheikh foofu la ñu yem ci xibaar itam ñu def pàttali ci li ci gënoon fës. El Hadj Ndiogou Diène. yeneen ñetti nit gendarmerie bu Koupentoum jàpp nañ leen ci l'enquête bi ñeel mbirum faatuk adjudant Tamsir Sané ñoom ñooñu nee nañ dañoo takk ci dajjik poste bu Koupentoum. Mamadou Diop Decroix bëgg ñu dindi ci réew mi article 80 gi ñu yóbbu kaso Adama Gaye ndax xotti war ba njiitu réew mi njiitu ànd jëf ne jot na nag ñu jëli ko fi ndax àdduna dafay dox moom Mamadou Diop Decroix doonoon tey ganu ko grand jury askan wi mu fekk nag jamono jooju Alioune Tine moom di sàkku ci nag yoon moo leeral mbirum 94 milliards yi ñuy tumaal Mamour Diallo nekkoon fi directeur des domaines moom nag mu xam ne yoon rek moo mën a tax yoon woowu mbir mi leer Alioune Tine doonoon tey kenn ci ganu rëm yu ménage askan wi àndandoo di jooy seeraayu facture ndox yi yokku gu jéggi dayoo am pour ñu bëri ci ñoom tax nag ñuy sàkku gindi leen ci kër ndox mi diggi indi ci leeral tey di bés bi ñu jagleel garab ci Sénégal ren nag garab gi ñu tànn ngir màggal bés boobu di béer xew bi nag di am ne ca Lompul nekk ca diwaanu Louga mu nekkoon xibaar di ko bëccëg gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ci micro bi Abdoulaye Diop ci machine bi